ni ñu koy waajalee mooy ñun ñu ngi fi depuis plus d'une semaine di liggéey ci cadre prévention ak prophylaxie maladie endémo-épidémique yi donc ñu ngi fi jot nañ def activité wu lutte antivectorielle maanaam dugg ci kër yi pomper leen désinfecter leen désinsectiser leen dugg ci yenn bërëb yi yenn lieux publics yi désinfecter leen désinsectiser leen au-delà activité lutte antivectorielle boobu ñuy def dañuy def yeneen activité parce que package bi ëmb na lutte antivectorielle maanaam traité désinfecté kër yi ëmb na contrôle qualité eau ëmb na surveillance camion vidange yi donc yooyu yëpp ëmb na aussi yeete pour nit ñi mën a changer comportement ci biir ci biir kër yi ak ci dundin bi jot nañ désinfecté ci kër yi jot nañ désinfecté 434 kër 10 lieux de culte 15 écoles ak ay daara donc total li ñuy def ci ay désinfection de manière globale ñu ngi toll ci 468 lieux yu ñu traité n'est-ce pas def nañ aussi aspersion extra domiciliaire maanaam ñu jël poudre wasaare ko ci jaww ji ci biir Popenguine parce que xam ngeen yooyu dafa am ay yoo xam ne ci biti la ñuy dund am ay yoo xam ne ci biir kese la ñuy dund donc boo fekkente ne da nga traité ci biir kër yi te jëloo en charge yooyu nekk ci biti daanaka dafay des donc looloo waral ñu def activité intra domiciliaire ak extra domiciliaire bi maanaam saupoudrage bi voilà. à peu près dinañ déployer lu mot une trentaine d'équipes pour ñu mun a dugg ci kër yi sensibiliser nit ñi contrôler waale denrées alimentaires yi. li ma ci dolli rek mooy par rapport ak ndox mi dañ koy contrôler dañ koy saytu xool ndax taux chlore bi baax na ndax amul ay doomi jàngoro yu ci ne li ñuy remarqué mooy taux chlore bi ci nekk baax na parce que taux baa ngi comprise entre 0,2 et 0,5 donc loolu mooy norme OMS yi. activité beneen bu ñu fi def mooy dugg ci kër yi yéey nit ñi waxtaan ak nit ñi pour ñu changer comportement parce que bu ñu fàtte ni ba léegi corona baa ngi fi jógee gu fi te arrêté wu ministre de l'intérieur ba léegi mu ngi en vigueur mooy le port de masque dans les lieux publics. donc ñu ngi ciy sensibiliser nit ñi yee nit ñi pour ñu continuer di sol masque continuer di raxasu ak ndox ak saabu di utiliser waale gel hydroalcoolique inciter nit ñi aussi pour ñu dem ñàkku ji parce que ba léegi feebar baa ngi fi loolu moo mun a tax feebar bi jóge fi définitivement donc aspect yooyu lañ fi développé. ñun dañ fiy nekk avant pendant et après même bu fekkente ne nit ñi pèlerinage bi jeex na ñun dañ fiy desandiku nu mu néew ñaar ba ñetti fan. pour def lan nit ñi fu ñu dajaloo dañuy bàyyi ay germes ay micro-organismes donc nit ñooñu bu ñu demee ñun il faut ñu delluwaat ci lieu public yooyu désinfecté waat leen pour au moins garantir sécurité sanitaire bi ñi koy occupé waat dans le futur. événement yu rëy yi bu ñu ko dee def dañuy njëkk a ñëw étape bu am importance la dinañu ñëw bu dee mutuelle dañuy wax prospection mais ñun tamit dañ koy def à notre manière dinañu ñëw gis ngeen ne fii ñu nekk nii muy Popenguine yaatuwul mais ci bés altine bi tàmbale ne sax di ngeen gis ne dañuy wax lu wax population type accordéon mooy day yéeg di wàcc population bi dafay xaw a takku population la fu mu takku nit ñi bu ñuy ñëw dañu indaale seen i bagage moo tax gis ngeen service d'hygiène dafa teel a ñëw mat na presque ñaari semaine bi mu ñëwee ànd ak toutes les forces de défense et de sécurité si sa ndigal itam ak toute l'administration territoriale de la localité bi ñu ñëwee également liggéey nañoo Croix-Rouge wax nañ ko nga xam ne Croix-Rouge ci ministère de la santé de l'action sociale la bokk liggéey nañu également surtout ak sapeur pompier nga xam ne dafa lënkaloog li ñuy wax SAMU national ci régulation gis nga ne bi ñuy dugg si da ngay am impression que da ngay dugg si foo xam ne dafa rukkee mais fu mel ni SAMU national ñëw na xool ko fu mu xam la ba nga xamante ne tey jii ñaan ñu ko yàlla loo xam ne bu ëppee loxo fii dinañ mën a am yoon yu gaaw yoo xamante ne nañ mën a fexe ba àkk si ci li nga xamante ne mooy centre de santé yu mag yi wala hôpitaux yu mag yi loolu yëpp ñaan ñu ko yàlla mais nag lu ñu war di prévoir la. gis ngeen ne tamit ñun bi ñu toogee fii di wax loo xamante ne lu am solo la am na ñoo xam ne ñu ngi xalaat nan la ñuy fiy dugalee loo xam ne baaxul surtout ci wàllu lekk gi loolu gis nga service d'hygiène comme mooy bras technique mel nekk ak maanaam police de l'hygiène dina ko seet. dina ànd ak yeneen services yëpp pour xool est-ce que li ñu fi nar a togg tegu na ci yoon parce que am na solo dina xool également surtout ndox mi xam nga monsieur le gouverneur monsieur le maire gis ngeen léegi njaayam ndox mi ni mu demee waxuñu kenn bu mu ko def mais également na ndox mi sell loolu tamit service d'hygiène na ci dem mais service d'hygiène kese du ko mun
foofu nag la ñuy xaare population de Popenguine ak village yeeg zone yi nga xam ne yëpp ñoo ko wër nañu jàppale bu baax les services de l'État ba nga xamante ne bu ñu ñëwee nañ mën a dugg ci kër yi bañ a def loo xamante ne xam naa duñ ko def sax ndax tàggat dañ leen ba nga xamante xam ne nuñ koy defee mais nag ba nga xam ne koo xam ne nekkul ci yoon ñu mun naa teg li nga xamante ne moom lañ la war teg mais ñu ngi ñaan yàlla comme li ñuy wut si fii dañuy wut si yàlla képp ku fii ñëw rek nga wut si yàlla mooy da nga ñëw pour def lu nga xamante ne tegu na ci yoon prévention ba promotion la santé gis ngeen SNEIPS gis ngeen li mu fi def parce que c'est important ñuy wax ak nit ñi mais message yi gis ngeen SNEIPS léegi ni muy ñëwee day joxe loo xamante ne ay pictogramme loo xam nit ñi dañ koy gis xam nga naa nit ki raxasul rek te wanoo ko ni muy raxasoo loolu amul solo donc dañ leen koy won wax leen également bout de vidange yi nga xam ne ñu fan lañ koy sotti loolu yëpp daal ñun am nañ ci yaakaar monsieur le gouverneur ne tegu na ci yoon mais nag du ñàkk c'est donc dañ fiy continuer di toog ba bés bi ñëw bu bés bi ñëwee tamit gis ngeen sànq lu médecin chef de district wax teg nañ fi ñuy wax poste médico avancé parce que nit ñi fii la ñuy nekk may waxaat encore wax naa ko ci marcheurs yi ñu leen di ñaan bu ñu egsee ak population bi yëpp yi ñëw fii nañ am lu ñuy soloo ndax boo fekkee da ngaa sol loo xam ne nilon kese la bu tàngee trop dina la indil ay jéye am na xale yoo xam ne dañuy daanu am na mag ñoo xam ne ñoo hypertension parce que kuy wëri yàlla itam day faral di fàtte feebaram ñu ngi ñaan aussi nit ñi bu ñuy ñëw mënuñu leen wax ne ku feebar du ñëw waaye itam bu ñuy ñëw ñu indaale seen i garab léeg-léeg sax ñu dugal ko foo xamante ne seen saag la bu dee jigéen wala seen poche nga xam ne bu dara amee dañu koy teel a mën a jëfandikoo parce que itam dama koy faral di wax waa ko docteur tamit duñu ay luxuskat laaj ñi ñu xam yu bëri mais nit ki bu daanoo àndatul ak sagoom xam nga délai boobu noonu waa SAMU dinañ koy faral di wax ci télé beeg ci rajo yi il faut que mu gaaw donc ñu ngi ñaan daal service d'État yi ak ñëpp maire yeeg yëpp ñu ngi def lu ñu mën mais population yi aussi acteurs communautaires yi presse bi suñu xaati waa presse yi na ngeen ci jàpp bu baax a baax seen émission ngeen wax ne fa ñuy jëm bu fa kenn nekkul du xat waaye bu nit ñëpp wutal see Popenguine dana xat lool yoon bi dana xat suñ mbokk chauffeur yi gis nañ waa SNEIPS gis nañ sapeur-pompier wax ak ñoom ne leen dañu daw dal ndànk tegu ci yoon bi te mën a dal ndànk ba nga xamante ne ñu ngi ñaan yàlla benn accident wala boo xam ne am na aussi du indi yenn jéey yu bëri yi bu jour bi ñëwee aussi maa ngi koy waxaat itam fii toujours dina am ay ñoo xam ne dañuy feebar indaal nañ seen feebar mun nañu feebar paiement yi bu ñu dépassé woo centre de santé Popenguine renforcé nañ ko gis ngeen li ñu fi indi tey ci médicament balaa boobu médecin chef de région fekk ay fan yi ñu génn yëpp di jënti woon na ko gis ngeen service am li fi indi si dispositif fii gis ngeen ni mu bëree garab bu ñu ñëpp yoree yooyu mën nañoo gën a bëri itam mais gis nañ ne lépp mu ngi fi yemb na contexte bi ñu koy defee nag ñaari at a nga nii defuñu ko loolu duñu ko wax kenn pandémie Covid-19 moo fi jaar ba tax na fi ñu nekk nii ci ndimbalu service yëpp parce que nag riposte bi dafa nekkoon riposte multisectorielle multidisciplinaire ñëpp amul xaaj ak seet ñëpp bokkoon nañ ci ba nga xamante ne jàpp nañ ñun ne daan nañ Covid bi mais daana laguñ ko à 100% parce que itam même bu fekkee fii wàcc na si suñu diwaan yeneen dëkk yi wàccuñu fa donc te tey gis ngeen ni ñu ubbee dëkk yi parce que tamit mu ñu dëkk ci ay mesures restrictives bu yàggee économie dafay nërmelu te ñaan ñu ko yàlla donc nañu jàpp suñu bopp ne Covid baa ngi fi mais balaa Covid bi ñu dañuy wax ne tout ce qui est maladie à potentiel épidémique jàngoro boo xamante ne dafa gaawal law di wàllaate balaa Covid bi doon ñëw ñun tegoon nañ ci ay tànk ba nga xamante ne dañ ci def prévention dañ ci def promotion gis ngeen tam ren ni ñu defee xam nga ne feebar bi ñuy wax tuberculose ba léegi mu ngi suñu dëkk bi gis nañ rajo mobile ànd ak docteur Barnabé ak équipe am yëpp di ñëw pour vraiment ñu gën a mun a lëkkaloog ñi nga xam ne ñoo fi nekk dafa la yenn rajo yi gis ngeen na am consultation médicale gratuite parce que dañ ne ay nit a ngi ñëw am na ñoo xam ne feebar nañ am na ñoo xam ne xamuñu sax ne ñu ngi dund ak yenn doomu jàngoro yi bu boobaa consultation médicale boobu ñuy wax de proximité sax moo ñu gënal parce que dama wax toujours am na benn coût mais consultation médicale de gravité de proximité dina tax ba nga xamante ne am na ñoo xam ne ñu ci gën a bëri fii sax la ñuy gën a gisee seen jàngoro donc monsieur le gouverneur daal loolu am na solo lool mais itam du ñu pare rek daal di dem suñu yoon dinañ fexe ba nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo doon dalal gan yi école yi nga xamante ne daara yi nga xamante ne dañ fa dugaloon ay gan itam dañ fexewaat ñu raxas ko moom set ñu désinfecté ko ak service def li nga xam ne daal ba delloo ko ni nga xamante ne moom noonu la nekke woon yaakaar naa ne peut-être su ma fàttee dara médecin chef de région médecin chef de district wala ñu àndaloo si suñu naataango yi ni ñu ko waxee indi nañ ay jumtukaay yu takku lépp luy produit d'hygiène et de sécurité indi nañ ko
wax naa leen Covid 19 bi am na mais am na yeneen feebar yoo xam ne ñu ngi koy xalaat dañ koy xalaat di ko surveiller fii au niveau du Sénégal ba nga xamante ne indi nañ fi ay services d'hygiène masques yi ñu ngi fii bien que nee nañ masques yi ni ñu koy solee war na wàññeeku mais dañu ne su fekkente nit ki nekkul ak ay yenn jàngoro yoo xamante ne xam na ko xam nga am na ñoo xamante ne fi mu nekk nii damay faral di wax sax bu ñu tudd seen ay feebar dañuy foog ne dañ leen di stigmatiser mais koo xamante ne jàpp na ne dafa ànd ak benn feebar boo xam ne bu Covid wala leneen ñëwee day indi gàllankoor na takk maskam gis nga espace bi itam bu boobaa ngelaw li ni muy surke itam dina xaw a doy waar donc na nit ñi takk seen masque moom daal moom dañ leen di gën a recommander nee naa sénégalais aussi xanaa dañ koy fàttali rek mais nañ leen raxasu ba set loolu vraiment suñu aada la bokk mais nit ñi aussi indi nañ ñu gel ba nga xamante ne nañ ko mën di jëfandikoo li ma la wax daal mooy lépp loo xam ne def nañ ko te population bi ci boppam aussi li ñuy wax deful appropriation mooy jëlu ko ne lii suñu yëf la yaakaar naa duñu mën a sori donc population yi rawatina jigéen ñi toggukaay yi gis ngeen ne fi mu nekk ci tàngoor la ñu nekk na ngeen def attention bu ngeen waxee ne toggee leen bërëb bii na ngeen toggee bërëb bii bu ngeen waxee ne utiliser leen matt mi na ngeen utiliser matt mi ma fàttali nag ne fourneau ak gaz du ñu jegeyaatoo bokkuñu ñoom ñaar vraiment li ñuy wax ay ennemis lañ mënuñu nekk bu ne rek maa ngi fii dinaa toggee matt mais soos bi kat daa ko tàngalaat wala ñuy ñëw nañ defaat loolu baaxul